salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr mi nga xamante ni nag sans limite dafa daal di fësal rek ni que dafa daal di joxe ay version yoo xamante ni nii daal dina uute lool nañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci leneen loo xamante ni dañ ko waxtaanee mooy lu ñeel Wally Seck mi nga xamante ni dafa daal di amoon problème bu ndaw fi nga xamante ni moo di ca Gambie ak benn promoteur boo xamante ni daal di woon sekk ak moom liggéey nañ ci daal di teewlu ay kàddoom. ci leneen lu ñuy waxtaanee nag moo di ni ki démb li xew foofu ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di nañu dugg ci li nga xamante ni moo di néegu étudiants yi ci noonee ñu daal di fay nemmeeku ay gànnaay yoo xamante ni daal dina doy waax lool internetu Feeling Dakar lii moo gën a fës ci bopp xibaar yi ñu ñëw ci yaatal gi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme niñ leen ko waxee woon ci njalbeenu xibaar yi dañ koy dooree ak lu ñeel Wally Ballago Seck moom nag fan yi yëpp mu ngi woon Gambie dafa amal ab Bercy ci noonee sax daal dina am foofu benn problème boo xamante ni nii daal di woon dox ci digganteem ak benn promoteur boo xamante ni nii daal di woon na am lu ñu tënkoon ci noonee sax daal di woon na am ay takk der yoo xamante ni nii daal di woon nañu dem seeti Wally ci noonee sax moom Wally Ballago Seck si bu xam moom mooy daal di expliquer mbir mi nu mu demee ñu daal di koy teewlu. ba ay 1h du matin mu am benn affaire 1h du matin ñu ne dafa am ñu may seet ma ne ñen ñoo may war a seet waay ñu ne dafa am ay homme de loi yi fi ñëw di la seet man ne lu tax ñu ne ma parce que en 2018 da nga amoon benn contrat boo signé woon xaw ma 2019 ak benn promoteur X j'ai pas besoin de citer son nom man fàtte naa ko sax ma leen waaw may xalaat di xalaat ñu wan ma contrat bi ma leen ouais lii maa ko signé woon. alors biñ koy signé ñu ngi ko signé ci ay clause yu leer naññ ñu bind ko en bonne et due forme le gars il devait verser un montant de 400 millions lu ko jëmee ci Gambie ak Bercy jouer Gambie comme ni may defee Gambie def Bercy ñu bind ko mu ànd ak équipe bam ñu ñëw ñu am ay témoins mu signé. alors il s'est trouvé que mu ne ma dafa am ay partenaires et puis en plus fii booy ñëw génne xaalis ci banque bi il faut nga wan leen këyit bi tax nga koy génne ma ne ko ok mais du ma la mën a jox këyit bu ñu bind noonu tant que amul dara lu ko symboliser sama manager ñëw ñu koy wax fantasy bi fii ci Gambia mu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak équipe am topp na ci ñaari fan di daw billahi wallahi wa taalaahi après ma xool mu nekk jeune bu bëgg liggéey ànd ak équipe am te it ma xam ci benn jigéen ko xamante ne ñu koy wax Anna di doom ci Fatou Ndiaye mu ne ma Wally jàpp ci ma ne ko amul problème bi mu ñëwee mu génne 10 000 euros def déposit ñu bind ñu ne joxe na 10 000 euros déposit mi ngi dem wane këyit bi ñu ko bindal ak partenaire mi ak banque bi débloqué xaalis bi comme ça ñu mun a am prétexte mu mun a am li mu wane pour ñu defal ko virement ak sponsor yi mu wane ba ñu bindal ko ñu ci këyit bi ne ko nañ leen wan këyit bi léegi bu sob yàlla man li may wax dafay leer ñu bindal ko ci këyit bi ne ko dans 2 mois su fekkee 150 et quelques mille euros bii nga war a verser pour account Gambie verser woo ko contrat bi dafay nul li nga joxe da nga koy perte mu d'accord ko ànd ceeg ay nitam ñu signé alors 2019 ñuy toog di xaar waa ji tey suba waykat boo ko xasee ba tënk ne ko date bi jël naa ko maa ko moom alors yow pénalisé nga ko soo ko jëlul affaire moom nga yàqal bon ma jàpp ñu peut-être waruma ko jouer xëy na wala booy xëy na dafa nekk ci tolof
léegi Wally Seck ñëw na Gambie ñëwati Gambie lu bari yoon un bon jour ñëw ne la ok da nga war a ñëw dafa am 10 000 euros bu ñu la joxoon nga remboursé ma leen mais ça va pas yéen ñi ñëw di ma seet si du gis ngeen kayit bi lañ ci bind ñu ne ma waaw yaa nekk ci dëgg ñi fi ñëwoon ñoom wax loolu yaa nekk ci dëgg waaye foog nga dem ba fële man leen waa baax na dinaa dem sérieusement parlant ma nelaw yeewu jékki-jékki gis ko affaire bi sur la une mu garaaw lool ku ne di wax mais comme baaxoo ma wax ak tontu ma daal di jàpp sama njàmbur dem liggéey te xam ni 10 000 euros fu ma fekk fa la may bàyyi ma woo suñu avocat bi nekk fii mu daal di bind këyit def lépp li ko war yëkkati 10 000 euros jox leen ne leen léegi ok yéen a ko joxe woon man Wally Ballago Seck mayaat naa leen ko te yàlla xam na ni waa jooju équipe bam ñu ngi may seetaan bu ñëwoon ne ma ah man de maa la bëggoon tëgg waaye damaa toll ci diggante li ma joxe woon soo ma ko billaay bu ma ko ñaanee ma may ko barki yonent bi waaye nag ni mu ko defee moo xaw a ñaaw d'autant plus que on sait tout parce que fii àdduna la yëg nañ lépp ñi fi jot a ñëw ak ñi wax demal porter plainte ak ñi ko boosté li xew yëpp yëg nañ ko waaye nag bu yoon jeexul wax sil du jeex man moom ab gaynde laa te xam nga I don't care lu bëri man du may branler bu ngeen seetloo jour soirée bi 1h et quelques du matin nan ngay indi leen nit plainte dirigeant de ñu la nee ko jël leen ko mu ñëw wuy si à 1h30 du matin mel ni ku jël si criminel mbaa reykatu nit mbaa kuy jaay lu bon c'était honteux nga xam ni am na lu diis kon lu nekk ci suuf di booster mais bon yàlla def na ci ndox mu sedd ñu jàll ci ñu passé ma yëkkati 10 000 euros jox ko c'était pour éclaircir parce que am na rumeur yoo xamante ni bu amee du lépp ngay tontu sax waaye nga leeral nit ñi que y a des autorités yu ne fii ils ont été responsables ils ont su que vraiment lii nii déjà jarul muy dem ñu koy yóbbu fu mu agul def seen liggéey ni mu waree macha allah donc ça s'est bien passé Wally Seck demul wuy ji police dewuma fenn maa ngi fii toog noonu laa bindalee avocat ñu ànd ak sama équipe dem jox leen 10 000 euros basta ma dem jouer sama soirée léegi ñi nga xamante ni nag ñu ngi ci ron di pousse pour yàq aider da ngeen di am gàcce parce que I'm strong I don't be afraid du ma bàyyi man du ma bokkuma ci ñi ñuy xoqatal ñu man coonee sama bàyyi am ñoo xam ne mu ngi noonu Wally Ballago Seck la woon moom moo doon expliquer mbir mi nu mu demee yaakaar naa nag leer na nañ ci bopp nit ñi bu ñu jógee foofu nag dañuy daal di xuus ci li nga xamante ni moo ñel affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr jamono ji nag ñoom daal dinañu lëmbe li nga xamante ni moo di yéenekaay yeeg site d'information yi réseaux sociaux yeeg li ni mel ci noonee nag sans limite dafa daal di xëy daal di fësal benn article boo xamante ni nii dafay daal di wane kàddu yu wuute yi nga xamante ni Adji Sarr daal dina koy yëkkati gannaaw ci li nga xamante ni moo di première audition wam Adji Sarr lu mu ci daal di xamle rek moom moo di kii di Ousmane Sonko daf ko daal di menacé woon ngir tëdd ak moom lu may loolu nag dina ko dàqulu ci li nga xamante ni moo di liggéeyam. waaye nag ci beneen version boo xamante ni moom Adji Sarr daal di woon na koy andiwaat rek muy deuxième point bi Adji Sarr lu mu ci daal di xamlewaat rek moom moo di kii di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ni dafa daal di bëggoon sëkk ak moom rek daf ko daal di xojoon ngir daal di koy menacer rek ngir ñoom ñaar ñu daal di sëkk. beneen point bi nga xamante ni Adji Sarr daal dina koy waxaat li nga xamante ni moo di enquêteurs yi rek moom moo di
moom Ousmane Sonko dafa daal di yoroon li nga xamante ni moom moo di pistolet daal di ko ci menacé ngir sekk ak moom ci noonee nag ñoom ñu daal di def benn analyse bu ndaw rek daal di jàpp rek ni que ñetti wax yu bokkul ki nga xamante ni moo di Adji Sarr daal di yëkkati ca kanamu enquêteurs yi loolu nag moom moo waral ñii di sans limite daal di def benn article rek di méngale li nga xamante ni moo di kaddu yi Adji Sarr daal di yëkkati woon ba noppi sax ci li nga xamante ni moom moo di plainte bi lu mu ci daal di xamle rek moom moo di moom menace bi nga xamante ni Ousmane Sonko daal na koy def rek moom moo di def ko waa di wax rek ni que da koy dàkkalu moom nag benn boobu la si jàpp ba tax na nag bu ñu defee benn conclusion moom Adji Sarr nag daal nañ xamle rek ni que moom est-ce que moom moo bind li nga xamante ni moom moo di plainte bi ndax nag bu fekkoon ni que moom moo bind plainte boobule du ko fàtte ci noonee sax moom plainte bi li si nekk yëpp moom Adji Sarr daal dina fàtte li nga xamante ni moom moo di scénario bi nu mu demee. ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko kii di Aïda Mbodj nag moom daal di woon nañ koy dalal ni ki démb foofu ca RFM ci grand jury Babacar Fall di ko def. moom Aïda Mbodj nag daal dina def ay révélation yu doy waar ba tax na sax moom gannaaw ba ko Ousmane Sonko tabbee ngir mu nekk avocat am ci li nga xamante ni moom moo di kanamu député yi ci noonee sax moom Aïda Mbodj révélation yi nga xamante ni daal dina koy def bokk na si li nga xamante ni moo di benn SMS boo xamante ni nii ñii lal complot bi wala ñi def mbir mi ñoom nag dañoo daal di koy yónnee ñoom dañoo daal di juum rek yónnee ko kenn ci ay avocat bu Ousmane Sonko ñu daal di koy garder ci noonee sax Aïda Mbodj lu mu daal di xamle rek moom moo di bataaxal boobu luñ ci daal di bind rek moom moo di DSK Ousmane Sonko dañoo bëgg dañ ko bëgg tuumaal waaye nag buñ ko tëj ndax nag loolu mën na tàkkaloo dëkk bi. ci noonee ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko kii di Yaay Fall moom nag di seetkat moom waa Feeling Dakar daal di woon nañ koy seeti ci noonee sax moom daal dina yëkkati ay kàddu di xamle rek ëllëgu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko dañuy daal di teewlu benn extrait bu ndaw rek ci ki nga xamante ni moo di Yaay Fall moom le kàddu gi njëkk lay jarul nodd mooy gàllaaju jullit bi gën a wér mooy maandu. foofu man kaaw Sonko li ma ci gis danaa ko wax waaye xam naa ni li wér ba wóor mooy galaaju jullit bi gën a wér mooy maandu nit day maandu mënuma cee wax ne moo def wala def du ma ci wax parce que leeru ma fekkewu ma te it maandu day galaaj gu wér waaye xam naa ni kaaw Ousmane Sonko liggéeyu Iblis la tey ma wax la dara tey xanaa xamoo ni maanaam wàlliwu Iblis moo ëpp doole wàllu baatin ci jamono wàllu baatin moo ëpp doole wàllu Iblis moo ëpp doole wàllu baatin wàllu Iblis doole jooju mu am liggéey bi muy liggéey pour war la ne maanaam Iblis mu tënk addina bi téye ko nii xam nga lu waral mu tënk addina bi téye ko nii am doole lool ci société bi actuellement ci àqu zaman gi ñu ne ndax nit ñi dañoo toogatu seen bopp jaamootuñu yàlla Iblis dañuy jaamu nit ñi dañu bëgg a toog palaasu yàlla nga fi ne nii tey kaaw Sonko nga ne moo def te fekke woo wax dëgg yàlla loolu xam nga ñàkk a maandu la waaw nit ñi dañoo war a ku ci nekk toog ci sa bopp bu ci ku ci nekk toogee ci sa bopp rek bu ko defee mu ne lu bëri mën naa bañ a xew waaye li dal Ousmane Sonko maa ngi koy naqarlu di bokk ak moom tiis bi ndax kenn warta yéene sa mbokkum jullit même ku dul jullit waroo koo yéene sax safaan waaye loolu yëpp liggéeyu Iblis la liggéeyu Iblis moo waral mu pëtax ci kàmb gi noonu. pëtax ci kàmb waaw loolu lépp liggéeyu Iblis la. mu ngi noonu Yaay Fall nag moo yëkkati kàddu yooyu jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko wax li nga xamante ni moom moo di ëllëgu Ousmane Sonko intégralité bi nag bu ngeen ko bëggee seetaan rek dugg leen ci biir chaîne Feeling Dakar di ngeen fa fekk li nga xamante ni moom moo di intégralité émission boobule. dañuy daal di génn ci lu ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr mbir boobu nag ba tey mu ngi wëyandi ci noonu ni ki tey sax assemblée nationale. et député yi waroon nañ fa tase waaye nag mel na ni mujjewul am suñu ay ndaw nag daal di woon nañ fay teew ba ñuy génn ci li nga xamante ni moom moo ñeel affaire Ousmane Sonko moom le daal di wax ci li nga xamante ni moo xewoon démb ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñi nga xamante ni nag ñoom la ñu dénk wàllum sécurité bu daara ju kawe jooju ñoom nag daal di woon nañ fay def descente ni ki démb di fouiller li nga xamante ni moo di chambre étudiant yi waaye nag daan nañ fay fekk
ay gànnaay yu doy waar yoo xamante ni nii yu si bëri daal dinañ koy confisqué ba tax na ci nag am na ci ay pavillon yoo xamante ni ñoom bañ fa duggee rek yenn ci ay étudiants yi ñoom ñu ngi doon def li nga xamante ni moom moo di résistance ngir ñu bañ a dugg ci li nga xamante ni moo di seen ay chambre ci noonee sax ñoom jot nañu récupérer ay gànnaay yu bëree. ñu wax ci mbir mu doy waar bi nga xamante ni daal dina xew foofu ca Touba muy 40 personnes yi nga xamante ni dañoo daal di soloon seen ay yëre yi weex tàll daal di dem fa nga xamante ni moo di ca juma bu Touba daal di wax rek ni que dañuy daal di def tawaaf mooy wër li nga xamante ni moom moo di juma bu Touba boobule ci noonee nag ñoom 40 personnes yooyu la ñu daal di leen teg loxo ba tax na sax ci noonee waa Touba daal di mer ba futtu di xamle rek ni que loolu du dëgg du yoon ñoom sax ñoom ñoo ci teel a jug daal di woo li nga xamante ni moom moo di takk der yi ñu daal di leen teg loxo. ci noonee sax ci ñi nga xamante ni daal nañ leen teg loxo ñoom nag dañoo daal di yëkkati ay kàddu ku ci mel ni kii di Habib Diabane mi nga xamante ni moom moo leen jiite woon moom nag bañ ko dégloo lu mu daal di xamle rek moom moo di dëkk bi dafa nekk en danger ñoom nag dañoo daal di recevoir benn mission boo xamante ni mission divine la loolu waral dañoo waroon dem fi nga xamante ni moo di ca mosquée bu Touba daal dafay amal ab tawaaf loolu nag moom moo mën a sauver li nga xamante ni moom moo di àdduna bi ndax nag jamono ji àdduna bi dafa daal di jaxasoo lool moom nag kàddu yooyu la daal di yëkkati mu daal di ci dolli rek ni que moom ab yonent la moom mooy yonent bu yàlla mujjee yónni ba tax na sax nee na moom mooy yonent Isa mi nga xamante ni yàlla moom la yónni moom ngir mu sauver li nga xamante ni moom moo di humanité bi balaa ñoo sànku ci noonee sax ci 40 personnes yooyu ne am na ci ñoo xamante ni nag gannaaw enquête bi ñoom dañoo daal di xamle rek ni que ay taalibe Serigne Modou Kara lañu et que kii di Serigne Modou Kara moom moo leen daal di yónni waaye am na ci ñenn ñoo xamante ni ñoom dañoo daal di lànk rek laaj nañ leen ba sonn ñu daal di noppi ci noonee nag la ñu daal di teewloo bile vidéo. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Allahu khayru man shafa wa man hada wa kashafa wa min huda anil shifa min kulli dam Allahu khayru man shafa wa man hada wa kashafa wa min huda anil shifa min kulli dam Allahu khayru man shafa wa man hada wa kashafa wa min huda anil shifa min kulli dam khadali dañuy wax nag ci li nga xamante ni moom moo di affaire Sweet Beauty ñoom nag ki nga xamante ni moom moo di gérante bi moom dafa daal di xamle rek ni que am na ci ñoo xamante ni nii dañuy daal di mubboo li nga xamante ni moo di institut de beauté boobule di ubbi ay compte yoo xamante ni nii nekkul ñoom ci noonee sax ay compte yooyu le nekk na yoo xamante ni ni daanaka prostitution lañ fay def loolu waral mu daal di signaler mbir moomule te li si gën a doy waar rek moom moo di enquête bi dañ ci daal di boole loolu ci li nga xamante ni moom moo di dossier bi le te nag compte yi nga xamante ni daal nañ koy ubbi au nom de Sweet Beauty nekkul ñoom ay faux compte la ci noonee sax mu daal di koy signaler mbokk internet yi dañuy jeexale xibaar yi ak Carnet Rouge ak ki nga xamante ni moo di Khadika nag nekkoon actrice bokkoon ci série bi di Belle-Mère nekkoon en même temps animatrice foofu ca Sen TV moom nag moom moo daal di am doom bu góor moom nag lañ leen di bàyyeel ak suñu ay image du jour tey ñu koy ñaanal moom ak doomam boobule yàlla sàmm leen mbokk internet yi fii lañ yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci seen xibaar.
waa dama ànd ak sama jëkkër ni ñu ngi Paris dañu dem Paris nii xam naa dinañ ñëw semaine bi di ñëw moo ma jëndal sax chatouar xaaral dinaa la envoyé chatouar bi ma takk pour nga xool ko sama xarit la de. fen na de.